alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. bokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baalu xaq te di leen baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla nañu bële defal njéggal. jiital ci nuyoo bi nag suñuy kilifa diine di Cheikh Seydi Aboubacar ibnu alxaaji Mansour, nuyu Serigne Muntaka xalif général des Mourides, nuyu sunu wéyjur Baye alxaaji Muniru Njëgën di xalifa sunu maam Alaaji Ahmad Baro. noonu la ñuy demee ba Njaasaan demee ko Kawlax demee ko Yoof demee ko sunu kër maam Cheikh Oumar demee ko sunu kër maam Thierno Saïd ca Medina Gunaas, waaye deme ko ci këru diine yépp nag. nuyu itam waa réew mi, ñaanal leen ki yàlla dogal mu jiite réew mi ak ñu topp ci gannaaw yépp, ñaan réew mi yàlla fi yàlla dolli jàmm. daje bi nag li ko sabab du dara lu dul fédération asxaabul kahfi di daayira boo xam ni Thiès quartier boo dem ña nga fa, amul benn quartier booy dem ci Thiès te asxaabul kahfi nekku fa. ñu dem nag ba yëg ni am na lu ñu war ci réew mi, waaye am na nag lu ñu raw war ci dëkk bi ñu dëkk, ndax wa anzir ashirataka laqrabin, mbay ci sa wewu tànk. ñu gis Covid bi ni mu mel ci àdduna, ni mu mel ci Sénégal, waaye ni mu mel ci Thiès gi ñu dëkk. deuxième vague bi daal ñu yëg ni daal touché na lool suñu dëkk. comme yàlla dogal na nag responsable lañ nekk ci dëkk bi, ñu ni kon seetaan waruñu. fédération bi nag jóg ngir def sensibilisation. li nu gëm ni moo fi mën a jële mbas mi ñeent rek la, mooy tuub. ñépp tuub delluwaat ci seen borom, kenn ku ne jàpp ni man maa def yàlla lu tax nattu bi am. ñaareel bi mooy ñu saraxe, kenn ku ne ka nga tane nga dimbali ko. ñetteel bi mooy ñu ñaan, ndax addu'a silaaxul mu'min. ñaan gi kenn ku ne it gëm ni mën na ñaan ca nam ko mëne, ca waxtu ya mu ko defe mu ñépp ñaan sunu borom. ñeenteel bi nag mooy ñu sàmmoonteeg digle kër docteur, fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun. ñeent yooyu nag fédération bi mi ngi ci woon, waaye dañ ci jóg-jógin wu bees ndax ci suñu dëkk bi fas yéene ñaan, ndax fukki fan ak juróom 2 semaines de sensibilisation lu ñu jël. ñaari semaines yoo xam ne tey jii ci àjjuma ji le 19 lay door, ndawu asxaabul kahfi yii ngeen gis daañu wër ci lu mat 88 daara, dem 30 grandes mosquées, dem gare routière, dem marché central, marché Moussante, marché Grand Thiès. lan la ñu fay def mooy jox nit ñi masque, jox leen gel, fàttali leen li leen war. jox leen masque, jox leen gel, fàttali leen li leen war. fukki fan ak juróom yi itam bés bu ci ne daanu jàng fukki kaamil ak juróom, ndax ñaan mooy régler problème bi. kon fukki fan ak juróom yi ñuy sensibiliser, bés bu ci ne daanu wàcce fukki kaamil ak juróom ci daara yi ngir ñaane ko sunu boroom yàlla mën fi jële mbas mi. gudd gàtt lii moo sabab daje bi. ñu lancé ko nag sayyidul ayyaam, sangu bés yi mooy ajjuma. ñu tànn ajjuma tey lancé ko ci ngir li ci ajjuma yàlla fekk ñu ci. ndokkeel itam sunu mbokk chrétien yi nga xamee ni dugg nañu ci seen koor, ñaan itam ñoom itam ñu dolli ñaan ba sunu boroom mën a teggi yëf yi. lii daal mooy daje bi. ma teew ci nag ak ñi nga xam ni ñoom laa sosandool daayira bi
muy Ahmad Saloum Dieng Nasruddin fédération asxaabul kahfi ku ko tudd di nga tudd Ahmad Saloum ndax ñoo ko doorandoo ba fii ñu toll ak ki nga xam ni mooy présidente fédération bi muy Adja Adama Dieng mu ñëw représenté ñëpp ndax bañ daje gi ak ndaw ñi nga xam ni ñooy wër ci dëkk bi ñu tànn ku mel na Pam Ndaw mu ànd ak ndaw ñi yëpp ci loolu nga xam ni moom la ñu war a taxaw ak ñi nga xam ni ñooy waxtaan ak nit ñi ku mel na oustaz Xaali Gay oustaz Maodo Gay ñu ànd kook seen kilifa di imam Mouhamadul Munir ak oustaz Ahmed Sène oustaz Mansour Gay Saxiir ak sëñ Mansour njaboot goo nga xam ne ñoo yor loolu ñu teew ci it ak alxaaji Daawda Fay nga xam ne lu ñu mës a yëkkati rek ànd na ci ñun di kenn nag ci ñun di ko ci yóbbante ci Pape Thiam di kenn ci ñun di kenn ci moom ak suñu rak alaaji Njaw Jaxate xaaji Umar Dem alxaaji Ilimaan Jéy di suñu cousin lii daal mooy yëf yi seq ko ñëpp ak koo xam ne nag jëmmam teewu fi waaye ñoo ànd ci liggéey bi ndax ñoo bokk daayira bi muy le ministre du tourisme et des transports aériens di Alioune Sarr ndax lépp organisation fédération bi moo ko yor lii bi nu jógee it mu ñëw ànd ci ak ñun ci liggéey boobu loolu daal ak ñu nu ko seqal yépp daal ci gàttal doomi Cees yépp nag woo naa leen ci sama xarit yi mbokk yi soppe yi ñu ànd wax ak nit ñi jàppale nit ñi teg nit ñi ci yoon ba ñu xam ni mbir mi am na fi lii daal laa doon ubbee su ngeen amul beneen question incha allah. Babacar xam nga dama ko ubbee mbir mu ne da ngay laaj ña ca xam ba àdduna sosoo ba tey lu mel nii bu masay xew fa xel ya di dale moo ñu trouver vaccin kon lii nga xam ni àdduna yépp a koy wuti am na ñoo xam ni bëgg nañu waaye jotaguñ ci ñépp a ngi rang pour am ci kon bu nu yàlla dimbalee ngir taxawaay bi njiitu réew mi am ak ñaan yi nga xam ni moom la sunu mag ñi di ñaan ba yàlla yombalal ñu amagum ci di yaakaar yeneen defe naa ni daal kenn ku ne war na taxaw wax ak nit ñi ba ñu xam ni vacciné wu bokk na ci li ñuy mën a dimbali ndax fii mu ne situation bi toll na foo xam ni sant yàlla rek la ñu war a def ci li ñu am te déglu si ñi xam liñ ñu ciy wax ñu wéyale ko ci Babacar mbir mu ne nañ ca déglu ña ko xam te ragal naa ni sunu borom xam-xam yii ànd ak ministre bi nga xam ne moo yor wàllu santé di saytu di xalaat ba trouver vaccin boo xam ne moom la ñuy indil man daal li may dénk sama bopp di ko dénk Sénégalais yi na ñëpp ñaan li des lépp mën a ñëw ba ñëpp mën see jot ba mën a vacciné wu yàlla defal ñu wér. nit day juum génn na wane ni dafa juum dañ ko koy nangul génn na jéggalu ndax man li ma ci waxoon mooy na dem ci rajo yi mu demoon plateau yi mu demoon wax ni la mu wax na fa dellu wax ni dafa juum baalu àq jéggalu sunu borom jéggalu ndax ki mu ci laaloon mooy sangu jinne yi ak nit ñi te yonent bi da daan baale te fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah su génnee wax ni jéggalu na man daal li ma gëm mooy ñu ànd jéggal ko li mu wax ba pare nag ñaan lu mel noonu ndax wax na ko yàlla bu mu dalati benn jullit kon kooku dafa naa ne lu war a tëj la kooku liñ naan débat boobu dafa close moom yegg nañ foofu jéem a seeti beneen wax waaye loolu moom defe naa ni jeex na ci suma xalaat xam nga dénkaane yi mooy li nu yonent bi bàyyil dani maa ngi dem bàyyi naa leen ak ñaar mooy alquran ak sama sunna fii réew mi tollu coow li nu ci war ñun kilifa diine mooy dénk nit ñi ñu dal wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xassa dénk nit ñi ñu dal bàyyeeg ñi yor loolu dox ca lañ ca war a dox wax ca lañ ca war a wax jëf ca lañ ca war a jëf waaye ñun kilifa diine yi nañu dénk nit ñi ñu dal nanu ñaan yàlla réew mi dal sama maam alxaaji ahmad njëgën yal na yàlla dolli leeram da daan wax ni xulool ak si ndax sa seen xuloo la xeex ba ñëpp seetaanee pour ma tënk ko dañoo daanu ca taal ba tàkk ba mu tàkkee gàtt ya fa nekkoon yi doon seetaan ñëpp mu joloru takk nañu fas mu wër tàgge ji rey nañu nag def ko ca sarax sa rey nañu xar def ko ca ndékki la
kon li ma bëgg a wax mooy ñun daal suñu rôle mooy soññu adduna bi soññu njabootu réew mi na nit ñi dal na nit ñi teey li justice yor ñu bàyyi ko ñoom ñu liggéey ko ñun li ñu am ñu wax ci te mooy ñaan dëkk nit ñi rek réew mi yàlla def fi jàmm. Babacar bu réew mi amul jàmm du ñu am jàmm lii ñu organiser dara waralu ko lu dul bëgg rek jàmm Sénégal ndax nag Sénégal la ñu am fi la ñu yàlla indi te bëgg sa réew nag bokk na ci ngëm yàlla. ma bàyyi leen nag sunu mbokk Ahmad Saloum Dieng mi nga xam ni ma ko waxee ñoo bokk yëf yi sant itam bala may jox gouverneur de la région yëg na ko préfet maire itam ñu sant ko yëg na ko di Talla Sylla ak ñetti maire yi ak itam sunu rakk di Abdoulaye Dieye ñoom ñëpp daal ak ñi nga xam daal ñu ngi ci dëkk bi yëg nañu ko ñoom ñëpp nag bokk ci ànd ci ak ñun yàlla fay leen te jàppale leen. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne addaalu alal xayri ka faa'ilihi maanaam tàmbali nga lu baax tàmbaliwaat nga lu baax sax lay wax fu mu ne ku ko jëfaat ci nitu diine rek yaa indi joxoñ bi da nga ci am yiw mu am ci yiw te jàpp naa ne jëf yi nga def Cees kilifa diine ne ci Louga yeneen ci Ndar yeneen fu ne war nañ ci roy ndax yàlla mooy ñun dee leen fàttali ndax fàttali day jëriñ ñooñ gëm ñi te li nga fàttali am na solo mooy ab jullit li ko war mooy ñaan da war a jëlati lépp ak saraxe ak tënku ci ndigal ndax yàlla dafa ni topp leen yàlla ak yonent bi ak ñu yor baat ci seen biir gis ngeen Cheikh Mouhamadul Mountakha ba li taxawee rek la mu ci njëkk a def mooy joxe ñaar téeméeri million waaye nag ni mbir mi du mbirum xaalis kese nañ ci boole jëfe waxe waa ka docteur comme ni ko Alaaji sa waxe léegi ñun nag dañuy tënk rek ndax Alaaji sa dugg na ci point yëpp waaye tënk ak dëggal ci li mu wax nag bëri na lool te am na solo mais dañuy insister ci benn point wala ñaar mooy kenn du am kilifa ci wàllu diine di ko joxoñ la mu war a def te bëri na nga seenum Ahmed Saloum mu naan sëriñ si war nañoo def lii sëriñ boo xam ne boo dee moo la jullee boo amee doom moo koy tudd boo jaaxle mu bindal la saafara li nga xamul ci lislaam mu koy xamal te heure bu àddoo réew mi am jàmm xel yi dal kooku kenn du ko sant la mu war a def heure bu waree def war a moo la wax dina jëf dina wax te suñu kilifa yi ci réew mi gisuma ku leen gën a mat kilifa toujours moo wax ni li wutale Sénégal ak Bénin wutale Sénégal ak Sierra Leone wutale Sénégal ak Libéria muy lii ñu am te amul foofa stabilité bi am fii maanaam du xarañu Senghor du xarañu Abdou Diouf du xarañu Abdoulaye Wade du xarañu Macky Sall nitu yàlla yi am suñu biir ñuy ñaan ba pare di dalal xel yi di dalal xol yi moo ko fi def kon nañu warmaal nitu diine yi ba ci des it warmaal suñu institution kenn du am ay avocat ami procureur ba pare naa réew mi amul yoon loo xam ne ku sàcc ñoo lay jàpp ku dee ni ñoo lay jàpp ba pare yow boo defee dara bañ ku la tudd ci loola naa ñooñu doyuñu ma kenn du am institution di ko banaliser nañu respecté suñu institution réew mi réewum loi la Ahmed Saloum bu tooñee nañ ko bàyyi mu wuyu loi su fekkee ne seetal na deram ñu xam ne lañ ko doon jiindi moom foofu la àddina toll fu la réew toll foo daa nag mooy désordre fu mu am fu nekk fitna lay jur te fitna yoon bi ne dafay nelaw yàlla rëbb na ko yëkkati ndax ku xool la xam man mi xamoon Libye xam la fa newoon ci alal la fa newoon ci pétrole Kadhafi moo doon le président le plus puissant en Afrique ba mu demee France dañ leen du ma dëkk ci hôtel yi damay xool fu ma neex dëkk fa ñu ubbi ko jardin yi jàkkaarloog pale ba mu def fay xebaam dëkk fa xam nga kooku amoon na doole mais lu ko fa jëlee tey fitna ay xale yu ndaw xëytaal réew ma ci ay wax ak def ak dindi fa ne ñu ngi koy rëccu depuis 9 ans ne wuñu ci jàmm loolu nag la ñuy bañ mu am suñu réew mii pour mu bañ fee am nag nañu respecté institution yi respecté nitu yoon yi respecté suñu police respecté surtout suñu président même président de la République sax kenn waru ko wax lu safaan ndax institution la waxuma la nag suñu procureur ñaata doomi Sénégal tey ay junni doomi Sénégal ñoo ne ci kaso yi lu na fa dugal baatu kilifa ga ngay atte kon nag nañ respecté institution yi respecté suñu kilifa diine te dal te bañ a yëkkati fitna réew mi réewum jàmm la Alaaji Idrissa li nga def lu noble la parce que yemoo ci joxe gel yemoo ci joxe masque waaye da nga cee boole téere bi suñu borom bi mu gis sama xol dafa sedd ndax xam nga ne alxuraan mu tënk téere yi ko jiitu yëpp te lépp nga ci biir te moo ñu defal fii moo ñu defal fa njëm kon nag maa ngi ñaax xale yi nga xam ni ñoo war dem ci jumaa yi dem ci daara yi dem ci gaaraas yi lu ñuy def lu ñu def ko ak dal wax ak nit ñi avant ñuy jëflante ak ñoom ndax ñun nit ñi ñu dëgër bopp lañ ñu defee wax lañ
loo yëkkati ñu ne dañuy politique wala daal ñu ne seen ginnaaw lii moom yiw yi kese la kaay raxas say loxo kaay takk sa masque boo demee ci jàkk ji na nga ñaan yàlla na ngeen déglu waxi waa kër docteur jëfe ko ñaq yi bu ñëwee nag ñaqu leen ku ci dee nga xam ne dem nga àjjana kenn du ci dee sax kan moo ñaq nit pour mu dee ñaq boo xam ne président ñëkk ñaqu te jàpp naa sax bu ko président ko pare kilifa de ñoo ciy topp waaw léegi lu sa kilifa def yow man ne kilifa yi ma am neen bu ñuy ñaqu wax nañ ko de donc ku yow bu la wóoree ni tey sa président ñaqu na sa kilifa dina ko yaakaar ñaqu na loo ragal ci ñaq bi te sama benn kilifa gu mag dafa ni ma ñaqu moo gën a wóor bay ñaqu ndax boo ñaqoo sax sa xel dina dal te boo ñaqu nag yaa ngi ci danger ndax moom amul sécurité woo soobu ci benn côté kon nañu respecter institution yi loolu il faut que ñàkk respecter institution ci la bokk loo xam ne président de la République moo déplacé wu Dakar ba Diamniadio ci aéroport ba dem jëlul ko boppam kooku ñemee na fa dugal luy gaañ doomu aadama yi kon nañu respecter institution yi respecter suñu réew ñaanal suñu autorité ndam nañ bëgg ci lii yàlla Sénégal bokk ci réew yi nga xam ni pays phare la ñu njëkk génn ci feebar bi yàlla mayal ñuy dellu suñu sago dellu suñuy jumaa dellu suñuy jàkka dellu suñuy ngénte dellu suñuy gàmm ndax xam naa nit ñi na mën nañ gàmm yeeg màggal yi asalaamaaleykum wa rahmatullah di ñaan jàmm di kontaan bu baax ci initiative responsable moral nii mu doxalee nii la njiit da koy nuru barki démb bi ma woowee ni ma lii la namm dama ko daal di encouragé ndax xam naa ni lu baax la te naka jekk ni la mës di def nag lu xew rek tabarfakal la mu wax ci paaram barki démb ci waxu Moustapha Diakhaté bi gis ngeen ni mu ci intervenir ak ni mu daal di waxee léegi ni nanu ko jéggal ndax juddit lañ feebar bi nag jigéen ñoo ci gën a ëpp solo ndax jigéen ñooy yor kër yi ñoo yor cet gi ñoo yor lépp ñoo war a taxawu njaboot gi ñoo yor xale yi jàngi école ñoo leen di war a jàngal naka la ñu war a doxalee ba feebar ba ñu jóge ci biti dugg ci biir kër yi ndax mag ñaa ngi ci biir kër gi mais xale yi ñooy dem ci biti indi feebar yi loolu jigéen ñi ñoo ci war initier seeni doom di leen ci jàngal di leen wax naka la di leen toppatoo bu baax mesures d'hygiène yi ak barrières yi ñu koy respecté bu loolu passé di sant kilifa diine yi di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan subhanahu wa taala yàlla na fi jëlee mbas mi yàlla na ko fi jëlee mën na ko am na ko yàlla na ko defal ba nu toog delluwaat ci suñu sago xamaat ni ñuy def yàlla moom mën na ko yàlla na ko defal maa ngi koy ñaan bi jaay Seydou Jour di ñaanal it Oustaz Idrissa nuyu imam Ahmed Saloum Dieng di nuyu kilifa diine yi fi toog ak ñëpp di ñaanal ñëpp kendal jàmm di ñaan yàlla na nu yàlla yokk daal di ñaan jàmm di ñaan salaam yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko defal. Je m'appelle Pape Ndaw, je suis coordonnateur dans la fédération des Daïra Ashabul Kahfi de Thiès et nous avons comme responsable moral El Hadj Idrissa Gueye. Aujourd'hui, nous sommes ici pour lancer officiellement ce que nous a demandé notre responsable moral, c'est-à-dire de participer sur la lutte contre le coronavirus. Et nous savons que notre région qui est Thiès est une région qui est, je peux dire, totalement affectée. Donc on a pensé aussi, nous jeunes, que nous avons notre part à jouer. C'est sur cette lancée que notre responsable moral nous a demandé à venir pour participer sur ces 2 semaines de sensibilisation, à donner des masques, à conscientiser la population. Tout d'abord leur faire comprendre que la maladie est là, parce que nous savons tous qu'il y en a qui ne croient pas à la maladie. Et pourtant, cette maladie, elle existe. Parce que nous avons des morts dans les régions, nous avons des morts dans d'autres pays, et aussi, également dans notre pays. Et donc, nous avons constaté que la jeunesse, ils sont des porteurs sains. Généralement, nous sommes malades, mais nous sommes des porteurs sains. Donc, ce sont les personnes âgées qui sont les plus exposées. Sur ce, si les jeunes sont conscients, nous pouvons aussi protéger nos parents. C'est pour cette raison qu'on est là et qu'on a décidé de donner corps et âme pour participer à cette lutte contre le coronavirus. Je peux dire que nous ciblons toute la région de Thiès parce que nous allons partir vers les daras, partir vers les mosquées, la gare routière, les marchés. Partout où il y aura du monde, nous allons participer à cette lutte contre le coronavirus. Le nombre de mosquées de daras? C'est 30 mosquées et 88 daras. Et plus les marchés, le marché central, Moussanté, marché Grand Thiès et la gare routière. Et partout où on sentira qu'il y a le besoin, on ira là-bas, Inch'Allah. Le nombre de masques distribués? C'est 30 000 masques qu'on a prévu pour le moment, parce que ça peut encore augmenter durant les 2 semaines. Parfois, quand on est malade, on part à l'hôpital. Généralement, on part à l'hôpital. Et un bon jour, on se réveille, il y a une maladie, les médecins nous proposent un vaccin, et nous qui ne sommes pas des personnels de santé, nous puissions être chez nous et dire que ce vaccin, ça n'existe pas, et ce vaccin, ça tue.
Pour quelle raison? Sur quoi on se base pour dire que ça tue? Je pense que si ça tuait, si ça devait tuer, le président n'oserait pas commander 200 000 et dire qu'après 1 million de doses va venir. Donc ce serait tuer presque 2 millions de Sénégalais. C'est un crime. Genre, on ne peut pas penser à ça, carrément. Donc, on peut prendre comme exemple notre guide qui est, on peut dire, Cheikh Seydi El Hadji Malick. À l'époque, il était parti se vacciner. Et aujourd'hui, nos chefs religieux nous ont donné le signal. Donc, on peut comprendre carrément que s'il y a un vaccin, c'est nos chefs religieux qui seront toujours devant à se vacciner. Et si eux, ils se vaccinent, donc nous, talibés, que devons-nous faire? Si ça tue, et que ça tue les chefs religieux, que ça nous tue aussi. Nous pouvons y intervenir parce qu'aujourd'hui, si nous brûlons notre pays, c'est nous qui perdons. Aujourd'hui, les anciens, les parents, on peut dire qu'à 50%, ils ont déjà réussi leur vie. Mais nous, jeunes, nous venons de débuter. Si nous faisons un appel à la violence et si nous nous opposons à dire que voilà, on va brûler ceci, on va brûler ça, c'est nous qui allons perdre. Que sera le Sénégal de demain alors? Et si demain, il n'y a rien ici, que seront nos enfants? Est-ce qu'on peut espérer même fonder une famille s'il n'y a rien dans ce Sénégal? Alors que nous n'avons que le Sénégal. Donc, j'appelle mes frères et sœurs au calme. On peut avoir quelque chose qui nous fait mal, mais qu'on essaie de passer sur les chemins qui sont permis pour dire non. On respecter les institutions. Oui, carrément. C'est parce que ça, c'est le culte du talibé, en fait. On ne peut pas se réclamer mouride, tidjane ou quoi que ce soit, ou chrétien même, sans le respect. Donc, nécessairement, nous avons besoin de respecter les institutions et nos anciens, et même nos frères.